mais daal Youssou Ndour mooy sa waykat. waaw am nga ci droit. waaw. benn instant kon daal Youssou Ndour mooy sa waykat. mais comédien yi dama ne kan mooy sa comédien préféré koo xam ne mënoo ko muñ koo xam ne bu actionnaire rek nga wàcc. waaw kooku Alaaji Sanex la quoi. Sanex Samb. waaw Sanex. Cheikhou Gueye. Cheikhou Gueye waaw. mooy sa comédien préféré. waaw. mënoo ko muñ. non non kooku moom buy wax yenn yi sax boo seexee lem sax di nga ko yebbi. sonal sa bopp. lu leer laa la wax Sanex kenn la ci. lu leer laa la wax moom sax bu paree pour comédie bu génnee kese da ngay re. kanam gi rek comédie la Sanex kanam gi rek déjà dafa reelu. c'est ça. moom mooy sa comédien. waaw waaw maanaam moom mooy wàccee sa stress. waaw kooku moom. jaajëfatee bu ñu fa jógee benn instant rakk ji lan mooy sa coob sa plat préféré lan la. supp kanja. suppu kanja mooy sa coob préféré. yoole nga sa bopp de fan seeg supporters yi ñëpp dégg nañu. non amul problème. sa plat préféré. mooy supp kanja. kon en exclusivité fan si supporters yi képp ku invité Boy Casa préparel ko. supp kanja. voilà qui est clair. waaw bu koy waxee dafa da nga kontaane sant bi. waaw si. lu tax mbëri séré wuñ lu tax bu ñuy wax waxi lekk dañuy kontaan. non lekk moom moo ñu tax a jóg. waaw boo gisee nit takk dàllam dem fi ba Adjadia ba France lekk moo tax boo tabaxee kër lekk moo tax parce que da ngay tabax kër. ku lekkul du tabax. waaw nekk si lekkul du solo. pour mun a lekk. donc lekk moo ñu mën a maintenir en vie. moo ñuy dundal. waaw nit mun na ñàkk kër mun na ñàkk lu nekk mais boo ñàkkee lekk nga wàcc. waaw donc ku lekkul dese. waaw kon daal plat préféré bi mooy supp kanja. supp kanja waaw. bu ñu fa jógee série sénégalaise yi fi jot a jaar ak yi fi nekk actuellement ban mooy sa série préférée. bon malheureusement je suis pas les séries. je suis pas les séries sénégalaises. mais yi fi jot a jaar sax jotoo ci suivre benn ay ñoom Wiri Wiri fi ay ñoom Pod et Marichou ay ñoom un café avec tu vois yi fi nekk actuellement ay ñoom infidèle ñoom c'est pas ñoom Karma ñoom Golden yaa ngi may dégg Brigade des Mœurs ñeneen ak ñeneen amuñu bëcc aussi. non j'entends parler damay dégg ay témoignages yu rafet si yooyu. waaw parfois peut-être nit mun na nekk di liggéey di déraper gars yi di critiquer quoi mais yaakaar naa ne ñii lu leen tax a jóg mooy yeewu askan yi si voilà yu baax yi ak yu bon yi mais man malheureusement man su ma concentré sama téléphone lire information page yi yëpp laa aimé ay RFI page même Maison Blanche bu États-Unis dama aimé seen page lu nekk voilà dama koy kii quoi dama koy jàng dama koy cons waaw culture générale à part ça affaire wàllum vidéo mooy ma seetaan lamb wala ma seetaan documentaire. yow yooleel sa bopp yow boo jëndee connexion lamb moo koy jeexal. bon waaw c'est normal. lamb ngay siiw. waaw parce que ci nga nekk. ci laa nekk moom ngay dund. waaw dama koy cons. jaajëf ba tey bu ñu jógee foofu ñu avancé tuuti ci question réponse rakk ji du ma la laaj question bu ma xam réponse bi damay faral di wax naan il faut éviter de poser deux questions. La question dont on connaît la réponse et la question dont on ne veut pas connaître la réponse. Alors je ne vais pas te poser une question dont je connais la réponse. su ma la laajoon fan moo la gën a neex Sénégal nga ne ma Casamance man loolu leer na ma moo tax léegi à part Casamance fan moo la gën a neex ci Sénégal. fan moo ma gën a neex ci Sénégal. à part Casamance. ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex. waaw je peux dire Parcelles. Parcelles fi nga nekk. waaw fii laa nekk. neex na la loolu. waaw parce que am naa fi depuis des années. maa ngi fi waaw depuis 2011 donc am naa fi sama jàmm. waaw nit ñi ay nit yu baax lañu ay am ay dëkkandoo yu baax yu compréhensif waaw boo amee combat ñëpp jàpp si ngay ñëw di supporters yi parfois ñu dérailler wala ñu def bruit bon si la bokk gars yi accepté ko. waaw jël ko avec philosophie xam nga ñu yaatal ñëpp donc vraiment am ay dëkkandoo yu extraordinaire donc je me dis que à part Casamance Parcelles moom mu gën. question suivante bi Sénégal bokk ci ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi pays boo xam ne da ngay rêver un jour teg fa sa tànk. bon Gambie. waaw. da ngay rêver dem Gambie. waaw damay rêver dem Gambie. lu tax nga bàyyi pays yi àdduna bi yëpp ne Gambie. bon parce que c'est un pays boo xamante ne ci Sénégal la bokk. ci biir Sénégal la bokk gaynde gi ci biir gémmiñu gaynde bi foofu la nekk. waaw balaa ngay aspirer dem xami ci biti nga xam waaw lu nekk sa biir dëkk waaw.
kon yow foofu ngay xoolee. waaw bala ngay Senghor dafa ne woon enracinement d'abord ouverture après. après absolument il a parfaitement raison. bala ngay jéem a xam leneen jéemal xam sa bopp ba noppi. voilà c'est ça. est-ce que xam nga ne nag yow booy maa ngi laaj mais yaa ngi tontu de. non maa ngi laaj mais yaa ngi tontu. bu ñu fa jógee question suivante bi dama naan instant bi nii may wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ciy njëkk a def. man mettre samay nawle dans de bonnes conditions nekk dans le social. social mooy booy da ngay wax ci olof nag dans le social mooy jàppale néew ju doole yi. jàppale néew doole yi parce que déjà doyluwuma maanaam awma lu ma soxla amaguma lu ma soxla yëpp mais déjà je me lance dans le social waaw maa ngi ci. ci nii amagoo li nga soxla lépp mais tuuti bi ngay am yaa ngi koy bokk ak jaamu yàlla. waaw am koy def. kon daal tey boo daloon ci alal li ngay njëkk a def mooy mettre à l'abri say mbokk say nawle dugg ci social jàppale néew ju doole. waaw c'est ça. question suivante bi rakk ji instant bi ni may wax ak yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee. lu may tere ñu jëlee ko fi man. benn baat fekk am na looy gis ci réew mi loo xam ne neexuloo te mënoo ci dara nga xëy ñu ne la am nga benn baat ci réew mi boo ne lii jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi lan nga fiy jëlee. bon la violence maanaam la criminalité. la criminalité. waaw. explique-toi. la criminalité. explique-toi un peu plus clair en wolof. Toute personne a le droit de vivre. Ah ouais. Et nul n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. Donc maa lay fekk si foofu. waaw nit ki rey nit. rey waaw. parce que dund mooy li gën a sacré ci àdduna. kenn mënul créer dund. su ma ko fi mënoon jëlee de façon définitive wala ma am xam-xam pour jëlee ko fi carrément. ci àdduna. waaw ci àdduna moom lay njëkk a def. surtout nag rey nit ci tey ko. waaw. rey nit ci ay jugement yu des jugements fondé wul. waaw des jugements banaux. waaw kenn waru ko def. la vie est sacrée. Elle est sacrée. Personne n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. voilà qui est clair booy maa ngi laaj mais yaa ngi tontu. On avance ah. di nga tontu non yow dawoo yoole. yow je t'aime bien yow dawoo yoole yow rek maa ñeme. On avance question suivante bi rakk ji yow sa wàllu bopp bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. jour boo xam ne da nga kontaan xool sedd ba nga yëg. jour bi ma gën a kontaan sama àdduna dans le cadre de la lutte ou de façon générale. d'une manière générale laa la wax la vie sa dund. bon maa ngi bëgg a càng nag parce que vraiment je me dis que nit jour yëpp tant que yaa ngi nelaw yeew di gis say mbokk di gis ñëpp war nga si sant yàlla war nga kontaan. jar na sant yàlla saa su ne waaw. dafa am ay jours yu spécial ci àdduna yoo xam ne da ngay kontaan dëggantaan ma xam ne kontaan des jours pas comme les autres. waaw day am. jël ci benn séddu ko fan. bon mun na am mais franchement je me souviens pas exactement le jour où je suis devenu où je suis. des fois nga laaj nit mu ne la jour bi ma amee doom kontaan naa des fois nga laaj nit mu ne la jour bi ma amee jabar kontaan naa des fois nga laaj nit mu ne la jour bi ma defalee tel sama yaay damaa kontaan des fois nga laaj nit mu ne la jour bi ma amee bac dama kontaan genre yooyu booy jëlal benn yoolal sa bopp fa séddu ko fan si. oh d'accord waaw bon tu viens de m'ouvrir les yeux quoi jour bu ma njëkkee amee sama diplôme mooy bi may def CM2 am sama CEF waaw certificat de fin d'études élémentaires waaw ba ma ko amee kontaan naa trop waaw franchement kontaan naa daw si naa ba kër ga ba ma demee xool liste yi parce que jamono yooyu da ngay dem ñu taf ko si école bi ba ma demee gis liste bi waaw dama daw direct ba suñu kër woo ko sama papa ak sama yaay ñoom tamit ñu kontaan. donc jubilé. moo jubilé waaw nga kontaan ba yëg ne sa xol sedd na. waaw jour bi nga amee certificat de fin d'études élémentaires. waaw. boobu daf la marqué ba tey.
waaw waaw c'était mon premier diplôme et c'est normal waaw. après yeneen diplôme topp na ci. waaw bac BFM ñëw bac ñëw waaw. amoo licence. bien sûr. am nga licence. waaw. am nga certificat de fin d'études élémentaires am BFM am bac am licence. am licence en droit. en droit. bien sûr. très bien. waaw. très bien booy t'applaudis franchement. yow t'es un gars qui mérite d'être encouragé quoi bu ñu fa jógee aussi àdduna bànneex day am mais des fois naqar day teew bi nga juddoo ba tey ji ma wax ak yow ban jour moo la gën a metti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. bon jour bi ma gën a métti ci sama àdduna mooy ba ma ñàkkee sama maam bu góor. sa maam bu góor. waaw maam bi jur sa yaay wala bi jur sa papa. bu jur sama papa waaw parce que kooku daf ma jëloon taf ma wetam bugguma woon ma manqué dara. sa maam. waaw bugguma woon ma manqué dara lu ma amul mooy moom yoru ko mais bu ko yoree moom daf ma koy jox. lu mu yor boo ko soxlaa mu jox la. mu jox ma ko waaw. nga xëy un jour ñu ne la génn àdduna. billaahi mu wóor la ne yow pour le reste de ton existence dootoo ko gis. waaw jour boobu laa mës a am lu ma métti ba ma jooy je peux dire toute la journée dama jooy ba desalatuma rongoñ. tellement que affection bi doxoon seen diggante. non c'était mon complice waaw. bés boobu tamit daf la marqué ci àdduna parce que da nga yëg naqar boo xam ne mësu ko yëg. non boobu moom peut-être bànneex bi mun naa ko fàtte mais boobu moom du ma ko mës a fàtte déedéet. fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee bu ñu fa jógee ba tey ba tey ci question réponse booy vers Casamance bi région de Casamance gis nga fa ay jeunes espoirs yoo xam ne mën nañ tey làmb ji un jour. su ma la waxee dëgg te yàlla tax dëkk ba dafa bourré de talent boo yaay fa ampagay ma loolu mooy sama objectif. booy yu mën a bëre. yu mën a bëre de gos très talentueux ñu ngi fa. mais mën nga ci citer quelques-uns yoo xam ne ñii am nga confiance ne ñii mën nañu téye làmb ji dem bay fay ko ay 100 millions. bien sûr ñu ngi fa ampagay ñu ñëwagul nga bëgg a wax de. ñu nekk Dakar fii di bëre arène ak ñu nekk Casamance. waaw ñu ñëw déjà maa ngi nii Eumeu Badiana moo ngi nii Boy Molom moo ngi nii Lacrymogène moo ngi fi. Lacrymogène bala nekka Lacrymogène. non du nekka ñaar lañu am na Lacrymogène rakk Eumeu Badiana Lacrymogène te mu bëre woon ak Serigne Ndiaye final. Athéna Diatta laay wax. Athanas Diatta tamit champion la. laay wax. kooku tam bokk na si. am na mbooy bu tudd Lacrymogène rakk Eumeu Badiana te mu final woon ak Serigne Ndiaye mooy Serigne Ndiaye bu mu koy dóor nii coup bi mu kii yaa ngi xam ba mbooy laay wax waaw muy fa. am na naka la ci Eumeu Badiana. waaw am na ay booy yu nekk dëgg ba ku ci mel ni booy risqué. risqué waaw moom day risqué. moom ñëwagul waaw. day risqué. waaw booy la. maanaam dawul yoore. dawul ragalul dara moom day risqué. ragalul dara. ñoo ngi fa am pagay am na beneen booy tamit bu amee encadrement bu baax tamit ñu koy woowee Bombardier ji teele ba. waaw samay booy lanu yu ñu dëgg ba soxla nañu encadrement loolu mooy sama objectif. am naa tamit benn rakk bu tudd Edouard tamit Edouard Diatta waaw moom mu ngi si tapis bi mu ngi ci entraîné ak équipe nationale bi sama objectif mooy ñoom kenn ku nekk bu fekkee ne da nga am ay ambition si làmb ñu ñëw fii gars yi jéem a xool nan la ñuy def jàppale leen pour ñu am licence bokk ci équipe. waaw c'est ça. mais bu ñu dellu see ci ñi nga lim dèjà nañ benn affaire yi Lacrymogène Athanas Diatta man je le suis de près depuis premier combat am arène mais lan moo tax nga jàpp ne war na mën a téye làmb ji yan qualité nga gis ci moom. non Athanas c'est un athlète complet. il est complet. mën na xëy mën na bëre. door na fi sama benn booy mu daanu. door na fi benn booy kan mu këpp këlëb. loolu ngay wax loxo yi dañoo neex. il est très méchant Athanas. waaw champion aussi ñeme entraînement. waaw ñeme entraînement. c'est un colosse boo ko xoolee physiquement nga xam ne kii moom. day entraîné lu métti dama daan ñëw gaalem ndeysaan di ziar grand frère am Daouda dama daan ñëw gaalem te xoolal gis nga noonu mu mel noonu la yaroo boo ñëwee gaalem ndeysaan su ma indee photo yi xool su ma indee photo yi fi mu sëgg foofu lay sëgg mag ji mooy wax ak man moom fi mu sëgg foofu lay sëgg noppi du il plie pas un mot. billahi kooku. il est poli il est correct. xam nga booy wax tamit gars yi dañuy yaakaar ne peut-être man ba ma ko xamee ba léegi billahi buy wax ak man sax yenn saa yi doo dëgg nanka lay waxee quoi nanka lay waxee sama combat yi day ñëw ba fii. sa combat yi day ñëw di ma dooleel. gëm nga ni mën na téye làmb ji. bien sûr. Lacrymogène nekka numéro 2 Lacrymogène bu école bi Papa Dambay. waaw. gëm nga ni mën na téye làmb ji. Eumeu Badiana booy boobu fu mu toj Eumeu Badiana fu mu toj. non Eumeu Badiana champion bu mag a mag la Eumeu Badiana champion la
waaw boo demee Casamance koo laaj xale comme mag dina la wax ne lu ma wax ni fu wóor laa ko teg. xam naa ne gëm na boppam de. champion bu mag a mag la boo demee daal fuuñe xale bu gën a ndaw boo ko laajee Eumeu Badiane xam na ko. ndeysaan ba tey def na fa ay jaloore mi ngi boole bëre bi ak njàngam ba tey mi ngi jàng mi ngi INSEP de Dakar. mi ngi INSEP day def tamit un coach boo xam ne nañ ko bàyyi xel bu baax. waaw mu ngi def formation pour doon kii professeur d'éducation physique. waaw waaw. Boy Moulomb nag moom lu tax nga boole ko ci ñi nga xam ne jàpp nga ne mën nañ tey la. Boy Moulomb nag tamit benn colosse la. waaw ñeme entraînement kan di maamu nit. ñeme entraînement te mën a bëre gars yi xamuñu moom mii mëninam si làmb waneegu ko. waneegul mëninam ci làmb. man li may wax ni fu leer laa ko teg parce que ñoom ñëpp bokk nañu liggéey xamante nañu li ma wax ni xam naa fi ma ko teg. kon Boy Moulomb aussi am na ay qualité technique yoo xam ne ba tey wane. bien sûr. gëm nga ni mën na téye làmb. bu baax gëm nga ni Boy Moulomb mën na dem bay fere ko ay 100 millions ci làmb. lu ci weesu sax. ba lu ëpp loolu. waaw yow sa wàllu bopp yow mbër yi téye làmb ji mbër yi nekk ca kaw au sommet kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëreek moom. ñu nekk au sommet. sommet de l'arène. man su ma la waxee dëgg te yàlla tax te li may wax gëm ko nekkul comme gars yi lu ñu koy waxee caméra moo ma tiim may wax li ma neex à part mbëru parcelles yi ak samay waajoo yu may lim fii je n'écarte aucun adversaire. Mais yow tu aspires à affronter qui au sommet les lutteurs qui se trouvent au sommet il y a Eumeu Sène il y a Modou Lô il y a Balla Gaye il y a Tapha Tine il y a Bombardier il y a Boy Niang il y a Ama Baldé il y a ñoom Boy Niang ñoom ñëpp bëgg naa bëre ak ñoom. mais jox ma kenn koo xam ne bëre moom da lay neex. boo xam ne buy bëree boo koy seetaan ci télé bi sax da nga naan kii bés bu arbitre sifflé woon génn suñu diggante. mooy kooku Boy Niang. Boy Niang dëggul. waaw Boy Niang bu Pikine da ngay rêvé bëre ak moom. damay rêvé bëre ak moom. da ngay rêvé un jour reporter bi ne attention Boy Kaza à gauche Boy Niang à droite arbitre bi sifflé na génn na seen diggante. ah oui. Boy Niang jëli na ko. billahi c'est un rêve. Boy Niang jëli na ko. Boy Kaza rasu na. Boy Niang dugal na ko coup gauche droite. esquivé na ko dóor na ko mu wàcc. lamba ji jeex. après mu jeex. tak wala plaqué na ko daan na ko. Boy Niang koo fidde. seet na li may wax nii fu leer laa ko teg. fu leer nga ko teg. waaw te foofu nga jëm. maanaam xam nga lépp looy def tu as des étapes à gravir. Gravir des échelons. pour arriver au sommet. des échelons à gravir. te lu ci kanam raw li bët jeexal na wax. booy joolaa bi olof fu leer nañu lay wax li ci kanam raw li bëttee mais blague à part li la yóbbu ci niveau bi Boy Niang tollu xam nga ko. liggéey rek. liggéey rek liggéey récupération. liggéey récupéré. waaw lekk am alimentation bu baax bu normal. te yooyu yëpp comme ni ma la ko waxee bu njëkk ba doo xam mais léegi xam nañu loolu yëpp ñu ngi koy respecté. Kaza damay faral di wax naan le talent est dans le sang mais l'expérience c'est avec le temps mën nga dugg ci dara am talent mais expérience bi ce n'est qu'avec le temps nga koy mën a am. loolu moo ma dal man dama ñëw ak sama talent ñëpp ràññee ma ñëpp xam ma mais dama ñëw avec l'inexpérience ma titubé j'ai trébuché et j'ai perdu des combats mais expérience bi moo la joué des mauvais tours. mais pas la guerre samay morom booy nekk fii ci lamb ji di wax lu leen neex di def lu leen neex di ñu bañ a jël di ñu esquiver garab ci kaw la ñuy fekkante. say morom yi fi nekk di fente dafa am say morom yuy fente. bien sûr man sama cër ci lamb dinañ ma ko jox ci nii wala ci naa waaw. ci nii wala ci naa ça veut dire que ne sarax taalibe wala mu nangu ak doole. waaw mun nañu gisee nga ne ma wala nga teg ma fu la neex wala nga wax lu la neex mais tôt ou tard la vérité finira par triompher. yàgg mbëkkante. et la vérité sera ce que je ferai maa ko wax. c'est clair rakk ji dernière question lan mooy sa mbébét ci làmb ji. sama mbébét ci làmb ji. lan nga bëgg a réaliser fan nga bëgg a àgg lan nga bëgg a def ci làmb. oui li ma bëgg a def ci làmb sama mbébét ci làmb ji mooy def fi samay jaloore écrire l'histoire pour que ñëpp soit fier de moi ñoo xamante ne ñu may topp ñu may jàppale di sonn ci man ñu bañ a am déception waaw ñoom ñëpp ñu gis ci suñu bopp seen bopp ci ñun lu ñuy def parce que yaakaar dafa fort waaw
ku am yaakaar si yow bul fexe mukk bu tas ko yaakaar waaw donc man xam naa poids bu tegu sama kaw xam nga li nga yanu xam naa li ma yenu waa Casamance dañ ma sas dama koy wax toujours donc je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir pour conduire à bien la mission qui m'est confiée. Parole de Boy Casa sama gars yi damay faral di wax naan série dem ci benn épisode qui c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la si xëg yow waxtaan mais xam naa ne tamit du mujj tey li ma indi woon ci question fii laa koy yemale lan ngay tàggatoo. Bon encore une fois di la remercier di nuyu ñëpp di nuyu waa fans club Boy Casamance di nuyu waa comité exécutif bi di nuyu les jeunes de la Casamance l'association de la Casamance pour la paix et le développement benn association bu ñu créé waaw donc di nuyu ñëpp di nuyu askan wi mais tamit di woo ñëpp pour ñu jàpp sama combat bi ñëpp waaw. liste nga ma dressel nii booy yow si réewoo de c'est liste bi nga fi nar lire. C'est normal quoi. santal gërëmal ñëpp wool ñëpp nañ ñëw jàpp ci combat yi. waaw mais boo deful loolu tamit mun nga juum bien vrai que voilà mais y a des personnes yoo xamante ne. waaw leen bàyyi ginnaaw ñu ngi sonn si yow il faut que nga woo leen quoi sama waa dëkk waa Xasuka Ziguinchor Casamance lëm Oussouye di woo monsieur le maire Ablaye Baldé pour mu ñëw jàpp si suñ combat bi di ci woo son adjoint Taïbou Diédhiou mu ñëw jàpp si combat bi André Senghor xam nga ko ancien international sénégalais joueur actuellement en Chine waaw moom tamit di borom baax ñu ngi déggoo vraiment wax na ma ne ma dina jàpp si combat bi waaw di ci woo ku ci mel ni maire de Diembéring monsieur Tombo Gueye Séni Diatta président du conseil départemental d'Oussouye mais tamit maa ngi woo ñoom Antoine Sambou candidat à la mairie de la commune de Moulomp madame Dieynaba Goudiaby conseillère économique et environnementale waaw maa ngi woo tamit monsieur Edouard Lambal Ablaye Diouf adjoint au maire de la commune de Moulomp Thomas Manga di sama grand Badou Gueye Antoine Dimitri Manga sama gars yi di borom baax tamit Germaine Sambou ñoom Stella Alexandre Senghor docteur Jean-Marie Senghor pour ñu jàpp si combat bi docteur Samba Senghor ak tamit sama grand yi ak sama boy yi ñoom Ousmane Jemba ñoom Sidouane Senghor ñoom Assambila Mbeng ñoom Landry waaw ñoom Nicolas ñoom Jean Sandio xam nga ñoom ñëpp dañuy sonn si man billahi foog ma tudd leen comprendre nga ñoom Jeanne d'Arc Diatta ñoom Cheikh Moulomp sama xarit la mooy chauffeur bisu Moulomp quoi ak booyam yi apprenti ñoom Mor ñoom paa bi ñoom Socé waaw yaa ma gën a xam ñoom ñëpp dañ may jàppale bu baax a baax ñoom waaw mais tamit maa ngi nuyu waa garage Casamance ñoom ñëpp waaw mooy horaire u Cap Skirring horaire u xam nga horaire u Diembéring gars yëpp ñu ngi def ay liggéey yu rafet waaw léegi maa ngi ñëw si suñu grand tamit Toussaint Manga waaw honorable député Toussaint Manga docteur Toussaint Manga waaw maa ngi lay woo pour nga jàpp si combat bi Franck Dadian secrétaire général bu UJTL waaw maa ngi lay woo ñoom Tito Tamba docteur Tito Tamba ñëw leen ngeen jàpp si combat bi maa ngi leen di woo ñëpp di profiter si occasion bi di la féliciter di la souhaiter heureux ménage waaw donc mais tamit maa ngi woo ASC Xasuka ASC Kadioufalon waa Jikomol waa Xayat nañu ñëw en personne ñoom ñëpp ñu ñëw mobiliser waaw de façon considérable ñu dem yëngal si kaw ma yëngal si suuf waaw lu leer laa leen wax waaw xam nga waa ASC Xaya ASC Kamayan Kafon xam nga ASC Juromayit Elenkin Hubalum Eloudia xam nga Samatit Baggi gi waa Ziguinchor ñëpp bàyyiwuma kenn Vélingara Sédhiou jusqu'à Goudomp waaw di leen sant di gërëm ñëpp waaw ñëpp rek ñëpp waaw xel day fat yàgg na parole de Boy Casa sama gars yi damay faral di wax naan Seydou Diem ci benn épisode waajaa ngi nii ñëw naa seet si ko tey mais bu mu leen bett bu ma ko seet si waatee beneen noonu parce que mbër la boo xam ne dafa mérité gars yi bàyyi ko xel dafa mérité làmb xamee ko ràññee ko bàyyi ko xel bu baax parce que dafa mën li muy def mi ngi nii waratul sumee ko taxaw ci géew ñu ne kii kala mais fu mu sumee ko ci taxaw ci géew nañ ne Boy Casa mi ngi nële
adversaire yi nee na mi ngi ñëw dal seen kaw mi ngi waajal un combat crucial un combat capital pour le 12 décembre. waaw yaakaar naa comme ni ma ko waxee combat bi du mooy suñu objectif bu ñu fi jógee war nañu bëre grand combat te dinañ ko wane si fulla dinañ ko wane si jom dinañ ko wane si mobilisation. kon nag xamee leen ko noonu le combat est prévu pour le 12 décembre 2021 mi ngi nii di ko waajal lancé na appel supporters yi nee na moom pare na kon yéen a ci des jour ji nee na ngeen ñëw ngeen yëngal ci kaw moom mu matal ko ci suuf mi ngi nii Boy Casa bu Parcelles Boy Casa bu Casamance Boy Casa bu équipe du Grand Médine moo nekkoon sama invité tey ma leen di joxaat dig daje ba beneen yoon ziaraat jaa ngeen def sama gars yi dafa am loo fàtte. waaw pour clôturer maa ngi wax tamit honorable député monsieur le maire de Ziguinchor ne ko lu ñu waxante woon pour le mois de décembre waaw bu soobee yàlla dinañ si waaj te dinañ si dox ay jéego yu baax a baax yu garaaw donc ñu ngi préparé lu garaaw waaw. monsieur le maire de Ziguinchor en l'occurrence monsieur Ablaye Baldé. Ablaye Baldé waaw ñu ngi waajal lu garaaw ak sama fans yi ak suñu association donc bu ñu jógee si combat bi dinañ si kii quoi nañ si gën a waxtaan. instant bi daal gars yi nañ focaliser wu ci combat bi buñ ci jógee waajal yeneen business n'est-ce pas loolooy wax. waaw benn événement bu rëy avec monsieur le maire Abdoulaye Baldé. waaw. kon jàmm ci yow sama gars yi lii rek la woon kon dama leen di joxaat dig daje ba beneen yoon rek ziaraat jaa ngi def sama gars yi.